téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi ñu am mbégte dellu si fi naka noonu tey jii ñu am mbégte dalal soxna Khady Thiané Ndoye chargée de programme accès à une alimentation saine et nutritive à Sikodev Afrique ñu fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum alimentation lépp lu jëm ci wàllum cantine scolaire waaye du ñàkk ci kanam tuuti lu jëm ci wàllum bouillon dañ ko wax gis na nemmeeku nañ tamit loi de finances rectificative bi ak taxes yi nga xamante ni mbir mi jur na ko loolu tamit dañ ko waxtaan si biir émission bi soxna Khady Thiané Ndoye man lay dalal jàmm ci plateau kennu askan bi fii si ITV. Merci beaucoup Malick. Salaamaaleykum téléspectateurs yi salaamaaleykum sama mbokk yi ñuy seetaan. ñoo ngi lay remercier ci turu directeur exécutif bu Sikodev Afrique. monsieur Amadou Kanouté ci invitation bi tey. alors Sikodev gis nañ da ngeen di nekk ci yenn action yu bëri alors am na solo aussi laata ñuy xuus bu baax ci waxtaan bi Sikodev mooy lan soxna Khady Thiané Ndoye lan mooy liggéeyu Sikodev. alors Sikodev ma wax ko ci français mooy institut panafricain. pour la citoyenneté les consommateurs et le développement. donc Sikodev kuréel la boo xam ni li ko tax a jóg mooy xeex ak wareefu doomu aadama yi mais dañu far si ñi nga xamante ni seen loxo jotu seen gannaaw. donc organisation de consommateurs lañ ñu ngi juddu en 2007. et puis depuis lors ñu ngi liggéey ci lépp loo xamante ni day développer askan wi. donc dañuy liggéey ci lépp loo xam ni ci mbirum lekk la. ci mbirum santé wér-gu-yaram donc dañuy liggéey aussi ci lépp loo xamante ni mbirum télécommunication. ak ndox. donc accès à l'eau et puis dañuy liggéey tamit ci lépp luy protection sociale donc loolu mooy suñu ay programme yu ñuy liggéey actuellement. fii nii ci Dakar. loolu mooy seen programme kon yéen askan bi ngeen fi nekkal. waaw askan bi lañ fi nekkal. mais askan bi ci seen dund gis nañ ci des fois ñoom est-ce que yéen a ngi gis askan bi ni ñu bëgg a dundee ñu ngi koy dundee wala yéen wala war na am na yoo xamante ni war nañ ko mën a jooyanti. waa léegi ñun en fait comme ni ma ko waxee ci njëlbéen ga organisation de consommateurs lañ. maanaam lépp loo xamante ni askan bi dañ koy joytu. ñun ñoo leen ni représenter ñun ñoo leen ni waxal foo xamante ni seen baat du fa yegg. ñun ñooy def plaidoyer pour ñoom. ñoo dañ leen di informer di leen jàngal. di leen éduquer ci lépp loo xamante ni rek ñoom bu ñu ko xamee dina tax seen dund gën a mën a yomb gën a mën a jaar yoon. donc fii au niveau de Dakar ñu ngi fi liggéey mais au niveau des régions aussi am nañ ay ndaw yu ñu fa toogal. donc ci 14 régions yëpp am nañ fa ay ndaw yu fa nekk donc c'est des points focaux noonu lañ ko maa ngi leen di nuyu sax de passage. donc ñoom aussi ñoo ñu fa nekkal sur le terrain donc jege nañ askan bi bu baax a baax. jege ngeen askan bi alors dañ koy tamit tàmbali ak actualité gis nañ LFI loi de finance LFR muy loi de finance rectificative bokkul ak loi de finance initiale loi de finance rectificative gis nañ benn taxe bu am doole ki nga xamante ni moom nañu teg bouillon alimentaire yi. alors yéen seen taxawaay ak seen gis-gis yéen waa Sikodev Afrique lan la soxna Khady Thiané Ndoye. ñun suñu taxawaay ci mbirum question bouillon yi. mooy que ñun comme ni ma waxee organisation la boo xamante ni lépp lu ñuy wax ñun dañ koy teg ci ay gëstu. donc duñu wax ci loo xamante ne xamuñu ko. donc dañuy def ay recherche def ay gëstu daal def suñu plaidoyer. informé par de la recherche. donc par rapport au li nga wax léegi aux taxes sur les bouillons gis naa ne 25% la c'est intéressant. c'est intéressant dañ koy reconnaître et puis dañ ciy ànd parce que ñun dañu xam ni. kon ànd ngeen si Sikodev Afrique ànd na si. tout à fait Sikodev Afrique ànd na si parce que xam nañ ni beaucoup de maladies d'origine alimentaire donc maladies yi nga xamante ni lekk moom moo koy joxe xam nañ ne fi mu nekk nii dafa jéggi d'ailleurs day gën di yokku. et xam nañ ni aussi bouillon bi sel bi ci nekk dafa bare. donc loolu loolu je pense que études yu bare ñu ngi koy wax nañ ko donc du ñun kese ñoo ko wax. et puis rax ci doolu ñun dañuy promouvoir lépp loo xamante ni consommer local la am nañ benn dame boo xam ne dañuy liggéey ak moom. bu nekk Casamance. moom day def ay bouillon naturel. ay bouillon naturel sumpak la tudd. à base de ketchup à base de crevettes à base de netetu
donc ñun dañuy promouvoir genre initiative yooyu. Très bien alors bouillon baax na wala baaxul soxna Khady Thiané Ndoye. bon question bu xaw a compliqué parce que du ma ne baax na wala baaxul. yow yaa ngi koy togg sooy togg yaa ngi jël ay bouillon wala. man nag xaw ma ndax mën naa ko wax fii. mais blogueuse culinaire laa. blogueuse culinaire en dehors de sama liggéey ci Sikodev. maanaam lépp loo xam damay def ay recettes. di ko partager nit ñi. donc damay su may waxtaan ak sama ay internautes dama leen di inciter pour ñu jël le plus naturel possible. parce que bouillon mën nañ ko defar de façon naturelle. ak suñu ay légumes ak suñu ay épices yi fi nekk. te dinañ xam li ñuy lekk fi mu jógee dinañ mën a doser sel bi ci nekk. xorom bi ci ne. et voilà c'est loolu daal mooy sama position. mais lu tax sa moroom jigéen ñi am na si ñoo xamante ni ñoom suñuy togg su amul bouillon duñu am lu leen neex ñoom pour ñoom daal bouillon bi daal dafa war a saf-sap. waaw loolu en fait problème bi mooy que c'est des habitudes alimentaires. habitude alimentaire mooy loo xam ne da nga ko tàmm di def ba nga xam ne à la fin dafa sax ci yow bokk ci yow. et puis aussi problème bi ñu am mooy que gisuñu leneen. maanaam femmes yooyu bu ñu gisoon loo xamante ni mën nañ ko remplacer elles vont être prêtes à acheter. moo tax problème mu disponibilité day am moo tax femme bi ma la expliquer léegi ne dafay def bouillon naturel yooyu problème de disponibilité lay am parce que demande bi dafa bëri ba nga xam ni du doy. donc demande bi du doy nit ñi dañuy soxla bouillon naturel mais malheureusement duñ ko gis. mais ñun suñu liggéey bi ñuy def mooy que dañ leen wan yeneen alternative yi fi nekk pour sàppali seen ay togg. et puis promouvoir aussi ñi nga xamante ni amuñu doole pour fësal seen bopp pour def ay publicité ci télé bi. donc loolu bokk na ci suñu liggéey. alors Sikodev yéen def ngeen étude ci wàllum bouillon njëriñ li baax na wala baaxul def ngeen ci étude yéen waa Sikodev. étude nag defaguñu ci. non defaguñu mais ak taxe bi peut-être mën na nekk prétexte après ngeen prononcer aussi officiellement ngeen def ay jàngat ci wàllum bouillon n'est-ce pas. waaw tout à fait balaa yàgg yéen a ngi ci. waaw tout à fait loolu lu mën a nekk la. et waaw. ma bàyyi la nga àggale. waaw je disais que loolu noonu lu mën a nekk la c'est-à-dire les tests comparatifs. faral nañ ko di def. defoon nañ ko ci suñu ay programmes yu ñu passé daal di jël produits importés daal di jël produits locaux. daal di koy tester donc lii aussi benn exemple la du woon produit importé sax mais patate douce lañ jëloon ak pomme de terre. patate douce ak pomme de terre. patate douce ak pomme de terre. donc ñu daal di def ay tests nutritionnels. pour xool ñoom ñaar. kan moo ci ëpp ferñeent. et puis là c'était donc comme ni ko image yi gisee bu gisee patate douce moom moo gën a. ma bàyyi nga expliquer ko waaw comme ni ngeen ko gisee nii patate douce moom moo ëpp ay ferñeent. surtout à chair orangée ko yëkkati bu baax ki nga xamante ni chair bi dafa orangé. donc bii nii dañ ko def parce que dañ doon liggéey ci mbirum cantine scolaire donc dañ doon liggéey ci école yi. loolu sax daan si ñëw. waaw daan si ñëw ci wàllum cantine scolaire. alors bouillon coow li tamit bëri na ñu ni. même sax si góor baaxul loolu yéen jàngat ngeen ko wala. waaw loolu moom jàngatuñ ko. jàngatoo nañ ko déedéet mais dégg nga ko. waaw dama koy dégg rek. kon daal bouillon baaxul wala. non loolu moom je pense que comme li ma waxee sànq rek. mënu ma ci prononcer parce que ñun organisation de recherche lañ. donc dañuy générer ay connaissances dañuy jàngat dañuy gëstu. donc loolu il faudra ñu gëstu ko. pour am ay voilà pour mën ci prononcer wu. alors mu nekk benn fenêtre bu am solo bu ñu ubbi ndax actualité bi mooy loi de finances rectificative ak taxe bi nga xamante ni taxe lourde bu ñu dugal ci wàllum bouillon yi 25% téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom. alors Khady Thiané Ndoye yow yaay chargé de programme accès à une alimentation saine et nutritive à Sikodev Afrique. ñu fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum consommer local alors jamono ji yan yoon ngeen jàpp ni suñ fa jaaree war nañ mën a relever défi consommer local yéen waa Sikodev. waaw merci Malick question bu pertinente nga ma posé. parce que lépp lu jëm ci consommer local nit ñi dañuy faral di ko tënk. ci lekk ci partie consommation. alors que ñun Sikodev bu ñuy xool bu ñuy liggéey dañuy liggéey sur l'ensemble c'est-à-dire système ñun la ñuy xool système alimentaire durable. très bien donc su ma nee système alimentaire durable maa ngi commencé ci jiw ba depuis jiw bi production. très bien ñun dañuy xool dans chaque étape yan jafe-jafe lañ am
et puis lan lañ mën def pour booster consommer local. Très bien. Donc di nga ma may tuuti ma expliquer. Bien sûr fànn bu ci nekk oui am na solo. booy xool par exemple au niveau de la production. lépp luy semence lépp luy jiw ñun dañuy liggéey pour que baykat bi mën a contrôler moom semence am. baykat bi ci boppam. baykat bi ci boppam mën a contrôler semence am. kon semence bi dañ ko war a contrôler. dañ ko war a contrôler xam semence bi ñuy bay fan la jógee. naka lañ ko mën a defaree naka lañ koy defaree pour mën a assurer li ñuy woowee souveraineté alimentaire xam naa sunu président Macky Sall wax na ko. ne jàngat Covid bi daf ko jàngal lu bari. bien sûr donc parmi les souverainetés wax na ci souveraineté alimentaire. te souveraineté alimentaire li ko tënk dafa bari dont li ma wax léegi mooy contrôler semence bi. parce que dañuy gis ne baykat yi moom bu ñu bàyyee ba pare dañuy séddale seen production en 3. bi ci njëkk mooy dañ koy denc pour semence jiw pour prochaine kii bi saison bi beneen bi ñu jaay ko beneen bi ñu consommer ko donc c'est important baykat bi mën a contrôler semence bi muy jiwee. bu ñu jógee ci foofu ñu xool au niveau de la production. production pour nga mën a xalaat consommer local il faut nga am foo bayee. donc mbirum foncier bi temps yi lëmbee na dëkk bi. foncier accès à l'eau tamit. mbirum ndox. fan yi ñu jàll rek voilà fan yi ñu jàll rek ñu ngi doon def benn restitution étude bi ñu def au niveau de Ndiaye. au niveau de Dakar. Thiès ak Mbour. liggéey nañ ak baykat yi pour xool yan jafe-jafe lañ am. ci mbirum ndox. parce que dañ gis ne département de Rufisque moom kese moo desee ay terre fu nit mën a dëkk parce que Dakar fees na. Rufisque ñëpp moom rek moo desee ay terre fu nit. mën a dëkk loolu la étude yi wane. loolu la étude bi wane. et puis donc ñu bëri mu nekk leen jaaxal. nañu ko def Afrique jaaxal nañu torop parce que dañ gis ne léegi ñëpp fa lañ dëkk en fait. du Rufisque jëm Bambilor zone boobu yëpp. Sangalkam ci kaw et cetera. léegi ñu daal di def suñu étude daal di woote. donc baykat yi ñëw nañ waa Sen'Eau ñëw nañ waa ministère de l'eau et l'assainissement ñëw na. waa SONES ñëw na. ñu daal di teg sur la table résultat étude yi am na benn représentant Sen'Eau bu nañu. Rufisque dafa fatt ba nga xamante ni dinañ am près de 1000 demandes de branchement d'eau par mois 1000 demandes. par mois xam nga loolu problème am na. parce que Rufisque fa la baykat yi leen da ngi ne. fa la ñu defee maraîchage. et puis production maraîcher yu bare fa lay jógee. daal di wàcc si dans les marchés de Dakar. te ñoom dañuy soxla ndox. donc consommateurs yi bu ñu soxlaawee ndox producteurs yi soxla ndox. problème day am parce que consommateurs yi seen ndox bu ñu besoin yi bu taxawee consommateurs yi la ñuy privilégier alors que ñee aussi soxla nañ ndox pour bay loo xamante ni consommateurs yi war nañ ko lekk donc question boobu yëpp daal lañ tegoon sur la table daal di wax ak décideurs yi ban politique ndox la ñu war a tënk la ñu war a tëgg pour ñu mën a gérer ndox mi de façon efficace am na tamit ay jàngat ay recommandations yu ñu génnee ci dialogue SYCODEF bi et on espère dinañ ko topp ba mu sës. alors mu nekk lu am solo alors recommandation yooyu lan moo ci gën a fës recommandation yoo xamante ni jàpp ngeen ni suñ ko toppee mbir mi dina am yoon bi nga xamante ni moo gën te mbir mi dina am coppite recommandation yi suñ ko mënee wax wala lu ci gën a fës nga wax ñu ko suñ mbokk téléspectateurs yi mën ko dégg. waaw li ci gën a fës damay passer rapidement. li ci gën a fës mooy que cherté ndox bi. ndox mi dafa cher baykat yi pour ñoom ndax ndox mi dafa cher et puis doyul aussi. quota bi leen di jox doyul. et puis dafa cher. donc loolu mooy recommandation peut-être contrainte bi ci njëkk fës bi ci gën a fës. et puis recommandation yi comme li ma wax avant il faudra ñu def politique de l'eau ici au Sénégal amagul. politique de l'eau productive au Sénégal. amagul loolu bokk na ci recommandation donc loolu bokk na ci recommandation yi de telle sorte que comme acteurs yu bari ñëwoon nañ toog autour de la table. donc ñun comme organisation de consommateurs lañ dañuy suivre seen ay prise d'engagement. yi ñu jël jour boobu. daal di koy suivre jusqu'au bout. alors politique de l'eau bi ngay wax ni suñ ko taxawalee lan lay jur. liñ koy fu ñu jëm. maanaam politique de l'eau bi lan la mën a indi coppite li nga xamante ni amagul.
alors li mu mën a indi mooy que baykat yi bu ñu soxlaawee ndox bu doy ñu mën leen ko jox. consommateurs yi bu ñu soxlawee ndox aussi ñu mën leen ko jox et puis aussi yeneen source d'eau yi nga xamante ni pour l'instant duggul ci boor ci maraîcher donc par exemple ndox mi jógee ONAS ñu daal di def de telle sorte que daal acteur bu ci nekk gis sa boppam ci mbirum ndox bi. alors lu jëm ci wàllum alimentation gis nañ SYCODEV lu jëm ci cantine scolaire daf ko soxal lu tax. lu tax cantine scolaire ñor bu baax SYCODEV Afrique soxna Khady Thiané Ndoye. alors merci beaucoup question boobu lu tax. cantine scolaire voilà cantine scolaire. oui parce que dañu gis ne toujours jàngat dañu def benn jàngat au niveau des 4 écoles. en 2016. donc école bu nekk Thiaroye Rufisque ak Pikine ñu daal di xool étude bi li mu génnee mooy que boo jëlee ñaari élèves di ñëw jàng ci kenn ki ndekkiwul bi muy ñëw kenn ki ndekkiwul un enfant sur 2 buy jàng kenn ki ndekkiwul këram te day ñëw rek tàmbali jàng te ñu gis ne ñëpp xam nañ ne xale boo xamante ni lekkul ndekkiwul du mën a concentrer wu comme il faut et puis aussi école yooyu dafa sore enfin am na élèves yu bëri yoo xamante ni seen kër dafa sore école bi donc du coup heure déjeuner bu jotee heure pause bu jotee dañuy obligé daal di dem pour dem añi seen kër des fois du ñu mën a ñëwaat parce que dañuy ñëw fekk seen kër añ bi du pare wala du ñu taalagum et puis problème yooyu yëpp ñu gis ko daal di koy gis au niveau du département de Rufisque ñu ànd ak nag suñu ay partenaires parce que on n'est pas seul ci kii bi ay partenaires yu ko dalee Niger DR ak conseil départemental de Rufisque ñoom la ñu àndal depuis 2015 di liggéey ci mbirum cantine yooyu léegi fi mu nekk nii dañu dañu teg en place lu ñu woowee cuisine centrale c'est-à-dire waañ bu mag boo xamante ni dina teg plus de 10 mbana. ah bon 10 mbana ceeb par jour. donc di distribuer dans près de 10 établissements. foofu noonu au niveau loolu pour tous les jours la. bis bu yàlla sàkk. bis bu yàlla sàkk dañuy togg. daal di distribuer xale yi ak lycéens yi ñu daal di lekk. togg bi tamit day nekk plat normal yi ñuy lekk. mais du am bouillon wala. dinañ def tout daal ba duñ ci def bouillon. waaw wala bu nekk bouillon bu naturel comme ni nga ko doon waxee sànq. voilà exactement bouillon boo non duñu utiliser bouillon sax épices naturelles la ñuy utiliser. très bien oui. léegi je disais que dinañ togg ay ceeb. oui dinañ togg ay yaasa mboq. produits locaux yi dañ koy valoriser si li ñuy jox xale yi. donc céréales locales yi consommer local daal foofu ngeen di taxawal ngeen di insister moo leen ñor. consommer local moo ñu ñor te ñu ngi teg ay action yu leer yoo xamante ni communauté bi ñu ngi koy gis ña fa dëkk te Malick producteurs yi ma doon expliquer sànq yi ne lendeng ñoom ñoo ñuy jox ndugg yi ñuy toggee femme transformatrice yi nekk ci céréale bi maïs bi pareil pour dire que ñun lu ñu teguñu genre waañ boo xamante ni dañ ko teg nii rek pour xale yi am na toute une réflexion derrière pour que ñi nekk ca gox ba économie gox bi mën a suqaliku ak cantine bi. alors mbir mi Rufisque rek lay yem wala. pour l'instant yamul Rufisque rek. yamul Rufisque. Rufisque moom moo gën a avancé. parce que tëgg nañ sax lu ñuy woowee plan alimentaire territorial. maanaam plan boo xamante ni conseil départemental ak partenaires yi ak acteurs ya ne ci Rufisque bi ya fa dëkk ñoo toog xalaat seen mbirum lekk naka la ñuy def ba lekk bi jaar yoon naka la ñuy def ba lekk bi sell ñu tëgg ko woowee ko PAT. mooy plan alimentaire territorial. PAT. donc fi mu nekk nii ñu ngi testé yeneen modèle de cantine scolaire ñu ngi dans 10 départements. Ziguinchor ñu ngi Linguère ñu ngi Vélingara voilà ñu ngi dans 10 départements yoo xamante ni département bu ci nekk yow yaa ngi defar beneen modèle de cantine scolaire boo xamante ni bokkul ak bu Rufisque. liñ ci jublu mooy fësal cantine yi fësal aussi engagement bi nga xamante ni communauté bi ñoom ñoo koy def derrière. pour question de financement pour question de pérennisation. am na solo alors est-ce que seen études yi dafa wane tamit que ni ndongo yi ñàkk lekk bi dafay dem ba impacter ci seen ay résultats maanaam ndongo bi ñu mu waroon jàngee ak tamit résultat yu mu waroon am moyenne yeeg yooyu fekkee ni mbir mi su jugee seen kër du ndekki wala su ndekkiwul su añul ba pare di ko booleeg jàng bi
loolu dafay dem ba am ay gàllankoor yu ngi ko jural si wàllum étude am est-ce que étude bi wane na la loolu Khady Thiané Ndoye. alors étude bi li mu wane mooy que cantine scolaire dafay téye xale yi ci biir école bi. ñu bañ a di génn di dem. ñu bañ a di génn di dem. très bien ba pare bu ñu lekkee dinañ am temps réviser ci école bi avant cours bi di commencer ci après-midi bi. donc loolu xale bi dina mën a am temps perfectionné wu. daal di gën a jàngaat daal di bu amee ay questions daal di am temps posé que professeur bi donc gain boobu sur xale bi ni muy jàngee cantine bi dina ko apporter. alors cantine scolaire yi tàmbali gi mu nekk Rufisque ak tamit yeneen département yi nga xamante ni yéen taxaw ngeen ngir amal lu ne mel alors promotion jëm ci wàllum consommer local si réew mi est-ce que desul. ñuy wax consommer local di ko wax ñu bëri ñu si def ñi ci bay waar mais est-ce que promotion bu si war desul. des na danga may delloowaat ci sama système alimentaire. oui parce que wax naa ci production ba pare léegi damay dem ci transformation. oui ñu ngi remercier ministère du commerce ni mu faciliter lépp luy Fra mooy autorisation de vente yi nga xamante ni moom la femmes yi doon transformer doon jooytu. léegi yombalal na leen mais ba tey ci mbirum transformation am na ay problèmes yu fa nekk maanaam transfert technologie Sénégal booy xool. ñi transformer lépp la même chose la ñuy def amul innovation koo gis mi ngi def couscous mi ngi def caakiri mi ngi def kii mais maanaam daal ñëpp a ñuróole voilà ñëpp nduróole maanaam toppandoo bi dafa takkarnaase loolu nga bëgg wax loolu laa bëgg wax maanaam toppandoo bi dafa takkarnaase maanaam du ñu innover du ñu innover ñoom daal lu diir def la ñuy def waaw loolu mooy problème bi parce que loolu noonu il faudra ñu xool suñu ay institut de recherche naka la ñu mën a aider ba innover leneen nga xamante ni consommateur bi dina gis ne lii kon lii dugub la kon lii la bu ko defee moom dina mën a def dans sa tête que ni céréales locales mën nga ko lekk autrement donc loolu mooy partie transformation boo demee ci distribution aussi produits locaux yi booy xool seen fësalu leen en fait seen li leen waree fësal dafa néew boo demee ci supermarché yi en général ci suuf nga leen di fekk produits locaux yi ci rayon yi nekk ci suuf voilà donc du coup moom presque supermarché boo dugg loolu nga fay gis mu ngi noonu léegi nag il faut loolu changer donc il faut grande distribution yi parce que grande distribution yi peut-être waxu amuñu ay règles yoo xamante ni imposé nañ leen ko pour ñu mën a rendre plus visible produits locaux yi bu ko defee consommateur bu ñëwee dina xam ne rayon bi produits locaux Sénégal la ñu daal di fay dem naturellement donc loolu aussi des na alors kon produits locaux yi nga xamante ni dafay nekk ci suuf rayon yi loolu du encourager promotion consommer local loolu nga bëgg a wax. loolu laa bëgg wax. encourager wu ko. et loolu aussi war nañ ci liggéey bu baax a baax ak grande distribution. et puis ci marché yi aussi ñu def ay conditions d'hygiène yoo xamante ni dina favorable parce que nit ki aussi doo mën a ñëw te da ngay jënd produits locaux marché ba am ay pàcc ay ndox yu taa. xam nga du la may confiance nga dem jënd. produits yooyu fa nekk donc loolu aussi c'est tout un travail bu ñu mën a def ak sunu ay autorité ak mairie bi pour ñu mën a teg ay conditions yoo xam ni consommer local dina mën a fës ci kanamu consommateur yi kon les responsabilités sont partagées su weesoo tamit nit ki nga xamante ni moom consommer local sawar aussi mais autorité étatique yi aussi war nañ ci bay seen waar comme li nga wax léegi nii oui c'est ça exactement c'est exactement. ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Khady Thiané Ndoye chargée de programme accès à une alimentation saine et nutritive à Sycodev Afrique ñuy fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum alimentation wàllum tamit consommer local alors Khady Thiané Ndoye suñu nee alimentation dafa am benn perception bu ci askan bi am alors yéen loolu na ngeen di def ba perception boobu. même su dañul mu wàññeeku bu baax. waaw merci Malick ci question de perception boobu ñun am na benn gëstu buñ ci def. au niveau de Rufisque dañuy def étude pour xool nit ñi naka la ñu gisee alimentation équilibrée. maanaam luy alimentation équilibrée et saine.
tout à fait. Oui. Équilibrée et saine. Donc alimentation wala alimentation saine et équilibrée. boo ci wax rek. jeex na boo ci wax ñaar yëpp benn la. donc alimentation équilibrée mooy lekk boo xamante ni bépp ferñeent bi nga soxla pour fonctionner day nekk ci biir. maanaam et puis day diversifier doo lekk chaque jour même chose et puis lépp loo xam ne daf lay lor day wàññeeku maanaam xorom bi day wàññeeku enfin doo lekk xorom bu bëri. doo lekk produit yoo xamante ni dafa niin bu bëri doo lekk aussi produit boo xam ne dafa saf suukar bu bëri. léegi ñun bi ñu defee jàngat boobu au niveau de Rufisque daal di interroger góor ñi jigéen ñi mag ak ndaw ñu daal di xool ñoom est-ce que xam nañ déjà luy alimentation équilibrée. est-ce que ñoom seen kër ñu ngi lekk alimentation boo xamante ni jaar na yoon comme ni ma ko waxee. et puis yeneen question yoo xamante ni mode culinaire na la ñuy toggee seen kër est-ce que seen togg am na xorom bu bëri gras bu bëri donc loolu bi ñu ko defee. am nañ ci pas mal de résultats donc résultat bi ci gën a fës bi ci gën a doy waar sax laay wax. mooy que plus jigéen ñi di def ay actions de sensibilisation jigéen ñi def plus action de sensibilisation. ñooñu ñoo gën a ñàkk xam luy alimentation équilibrée loolu. ah bon waaw étude bi loolu. étude bi loolu la wane. étude bi loolu la génnee. oui affaire bi jaaxal ñu torop ñu gën a gëstu mais bi ñu gëstoo ba ci biir ñu xam ni en fait. femmes yooyu di dem ci action de sensibilisation ñu leen di sensibiliser de maanaam dañuy toog rek pour le respect dañuy toog rek daal di déglu bu ñu paree ne kii day moom ñuy jàngal nu ñuy lekkee xam nañ nu ñuy lekkee dañ dem dellu ci li ñu nekkoon donc loolu ça nous a permis de dire que dañuy changer maintenant ni ñuy sensibiliser léegi daam yi au lieu que ñuy ñëw di leen jàngal nu ñuy lekkee dañuy def persuasion par les faits xaw ma nuñ koy waxee ci olof mais maanaam dañuy jël femme yooyu wan leen carrément que di li ngeen foog ni moo ne newul togg ak ñoom wan leen ne ak quantité diwlin bu ndaw bi mën nga ci togg ceebu jën ba mu egg te dana neex maanaam démonstration culinaire femme yi ànd ak ñun kon Khady yow su ma la déggee bu baax mel na mën nga togg de macha allah. waaw maa ngi góorgóorlu. mën nga togg comme ay ceebu jën Penda Mbaye. waaw. mais alors dañ seetlu ni fii togg yi su weesoo sax bouillon yi am na des fois jigéen ñi wala xew yi des fois yu ñu siy def lu gën la wala. non xam nga lépp loo xam ne naturelul gënul. lépp loo kon gënul. déedéet ndax des fois dañ seetlu vraiment mbir mi dafay am ay saf-safal yu bëri daal. waaw yoo xam ne yéen da ngeen ko fonk daal jigéen ñi. waaw ñenn ci jigéen ñi si jigéen ñi waaw et puis booy xool tamit li gën a encourageant mooy ñu ngi gis daal de plus en plus. ay initiative femmes. ay groupe WhatsApp yoo xamante ni ay jigéen lañ ci ne di waxtaan ci mbirum alimentation bu sell. donc consommateurs yi ñu ngi am benn déclic dans leur tête que ñu bàyyi seen habitude alimentaire yi ñu daan def maintenant pousse de orienté wu de plus en plus sur lekk bu sell. donc c'est encourageant kon togg mën na neex. ba pare mu des sell bi des. alors. maanaam togg bi mën nañ ko togg. nga koy lekk sentir ni lii neex na trop macha allah mais def nañ si yoo xamante ni mënoon na ñàkk. waaw. loolu nga bëgg wax. loolu laa bëgg wax waaw. kon loolu war nañ ko mën a jooyanti tamit. waaw loolu mën nañ ko jooyanti mais comme li ma waxee rek si changement comportement alimentaire lay doon maanaam ñun ñi nga xamante ñun. changement de comportement alimentaire. fa lañ jëm. mooy changement mais loolu est-ce que yomb na quand même. c'est très difficile. ndax changement de comportement rek loolu rek foofu rek suñ fa yamee rek gis nañ nu mu xawee compliqué ndax suñ ko xoolee sax même si mbas mi gis na am na nit ñoo xamante ne pour ñu takk masque avant ñuy takk masque nit ñi dañu wax ba sonn léegi changement de comportement tamit alimentaire loolu yéen ban yoon ngeen fas yéene jaar ngir convaincre soxna yi ñoom ñu xam ni lu ñu doon def ñenn ci ñoom loolu baaxul lii moo gën. waaw changement comportement alimentaire. liggéey bu gudd la. liggéey bu metti la. et mënoo ko natt ci 2 ans 3 ans. da nga koy natt ci 5 ans ba 6 ans parce que nit ki comme ni ma expliqué ay habitudes la yoo xamante ni dafa yàgg sa bopp nga màgg gi ko gis nga foog ni loolu la loolu moo tax ñun ci xale yi la ñuy bëgg jaar
en premier loolu ñoom ñooy suñu premier cible. xale yi. loolu moo tax may expliquer affaire cantine scolaire. lu tax ngeen choisir xale yi. waaw parce que mu nekk seen cible bu njëkk. parce que booy xool xale moom moo gën a réceptif maanaam xale moom moo gën a mën a dégg message et puis cerveau wam mu ngi construire donc lépp li nga ciy dugal mën na koo màggaale de telle sorte que bu demee ba màgg mën na adopter ay habitudes alimentaires yoo xamante ni moo gën mais comme lu ñuy wax wañ bu xasee ba dëgër pour nga jubbanti ko c'est tout un problème maanaam femme yeeg homme yeeg adolescents yi c'est très difficile mais ñun ñu ngi ciy bàyyi suñu waar di def ay causeries communautaires ak famille di def aussi lépp luy comme genre bi li ma wane sànq genre plaquette bi donc lii nii boo gisee ay mbër lañ donc Sapatas Boy Pombiteer donc ay mbër lañ am na benn vidéo buñ ci def ñoom ñaar ñuy lutter ñoom ñaar ñuy bëre pour xale yi mën a gis ci seen bopp tout simplement donc loolu mooy suñu cible xale suñu cible femme aussi dañuy sensibiliser bu baax def ay démonstrations culinaires suñu cible homme aussi ak adolescents yi dañuy utiliser réseaux sociaux yi donc ay YouTube Facebook Twitter pour faire passer des messages. kon daal sensibilisation bi yéen a ngi koy jiital bu baax yéen waa Sikolev Afrique. waaw dañuy sensibiliser dañuy informer dañuy éduquer aussi dañuy jàngal nit ñi. alors beneen constat bi moom mooy léegi tamit togg yamul rek si jigéen gis nañ léegi même yéegi am na xew yoo xamante ni góor ñi ñooy togg alors loolu tamit soo leen fekkee ni da ngeen di jéem a convaincre jigéen ñi mais góor ñi tamit ñu ngi fi ci wàllum sensibilisation boobu ñu doon wax léegi. exactement kon yéen seen message rek waroon lañ ko yemale si jigéen ñi. waaw ndax léegi gis nañ ni vraiment am na ay góor yoo xamante ni ñoom dañuy togg macha allah. exactement loolu laay wax moo tax ma ne la ñun suñu cible du jigéen kese am nañu góor ñi am nañ xale yi am nañ aussi ñi ne ci digg bi adolescents yi donc entre 14 15 ans ba genre 16 17 effectivement parce que góor bi ci kër gi moom mooy joxe dépense am donc moom boo ko sensibiliser de telle sorte que xaalis bi muy joxe yow ku jigéen kii moom mu xam ne xaalisam yow mii di dem nduggi jëndal ko lu mu bëgg jëndal ko lu sell kooku aussi c'est important nga boole ko ci sa cible. donc on voit aussi de plus en plus que góor ñi ils s'intéressent dans la cuisine. très bien alors si seen étude est-ce que bàyyi ngeen xel bu baax a baax ñenn si nit ñi façon bi nga xamante ni moom nañuy lekkee njaxas beeg yooyu comme ni ñu koy waxee sànq alimentation saine et équilibrée te fii si seetlu nañ fi am na si ñoo xamante ni ñoom lu ñu jot lekk. loolu est-ce que tamit du dem ba jural leen ay gàllankoor ci seen wàllum organisme. waaw c'est que xam na ñooñu mooy ñi nga xam ne xamuñu ne par exemple boo jaxasee ay lekk yu bëri mën na la indil ay yenn feebar yi donc maladie d'origine alimentaire yi nga xam ne dafay gën di bëri. moo tax ñun dañuy dañuy informer en même temps dañuy jàngal nit ñi lan mooy lekk bu sell lan moo ci war a nekk. donc wax naa ko ci njëlbéen bi alimentation équilibrée. war na am yàpp war na am protéine donc protéine boo nee protéine mooy lépp loo xamante ni dafay indi ay yenn ferñeent yi nga xam ne sa yaram daf koy soxla donc di nga ko gis ci yàpp di nga ko gis ci jën di nga ko gis ci nen après di nga gis beneen groupe d'aliments boo xamante ni mooy produits laitiers lépp loo xamante ni mbirum soow la fromage et cetera. donc yooyu yëpp dañ koy jàngal nit ñi pour ñu xam ne seen lekk dañ ko war a diversifier. waaw alors lekk bu ñu war a diversifier Khady Thiané Ndoye nekk lu am solo mais tamit seetlu nañ ni yàgg nañ ko wax mais teewul am na si ñoo xamante ni ñi sant ay mbay wala jaxate ñoom guddi gi dañuy lekk dibiteri yi ba seen biir fees dell macha allah après ñu teg coca bi si seen wet poisson bi naan te nekkul lu gën. waaw loolu moom wax dëgg yàlla nekkul lu gën moo tax ñun. booy jaar foofu tëdd nelaw. c'est exactement ça. loolu la ñuy def malheureusement. moo tax ma ni booy xool ñun suñu ay action de sensibilisation tout le temps dañuy ànd ak ay nutritionnistes. ñoo xamante ni ñoom ay médecins lañ loolu moo leen tax a jóg ay nutritionnistes dañuy joxe ay régime alimentaire. donc moo tax ma ne ñun lépp lu ñuy wax rek waxuñu ko nii rek sànni. ay ñoo xamante ne ay spécialistes lañ ciy àndal ci la ñuy liggéeyal donc li nga wax nii yëpp. peut-être ñàkk xam. et puis moo tax tout le temps suñuy action de sensibilisation dañuy def relation entre
lekk ak feebar yi muy war a indi. alors feebar yu muy waral indi des fois ñu nemmeeku si ni ñi nga xamante ni duñu respecter seen régime alimentaire mën na leen indi ay loraange yu doy waar kon régime kuñ ko sant dañ ko war a respecter amul demal ma ñëw. waaw régime alimentaire kuñ ko sant da nga ko war a respecter. amul duma doy en général loolu la ñuy wax. waaw set kuddu ceeb dafa ndaw. et cetera duma doy xaaral ma lekk ci ñeex bi. waa xaaral ma kii dem xëcc xooñ bi. c'est ça wala xëcc ñeex bi sotti ko ci xooñ bi jaxas mélange. c'est exactement ça. Ouais. mais jéemal nga respecter parce que c'est pour sa wérgu yaram la. Ouais. et puis am na ay produits locaux yoo xamante ni lu toll lu mel ni foignon par exemple. baax na ci ñi am diabétique. foignon. foignon. donc baax na ci ñi am diabétique ak yeneen produits locaux yoo xamante ni mën nga ko am ay produits de saison que ce soit légumes wala fruits. mën nga ko jënd te du cher étude bi aussi wane na loolu. wane na mën nga am alimentation bu équilibrée ak budget bu ndaw avec des produits locaux. donc loolu aussi am na solo nit ñi di ci bàyyi xel. alors suñu mag ñi ñi nga xamante ni ñoom mooy suñu mag ñi mën nañu wax ni ñoom comme ay cere fonkoon nañ ko trop alors c'est vrai sax nit ñi ñu ngi koy lekk ba léegi nii. alors suñ ko comparé ak bu njëkk ba moo tax léegi sax ñu naan feebar yi soo gisee mu gën a bëree feebar yi soo gisee mu gën a di lor nit ñi mooy suñu alimentation moo baaxul. suñu alimentation dafa changé. oui dafa changé bu baax par rapport à mag ñu njëkk yi. et puis loolu noonu li koy mën a expliquer bokk na ci li ñuy woowee urbanisation donc urbanisation mooy que léegi nit ñi dañu bëgg di toppandoo peut-être européens yi ni ñuy lekkee centre grande surface yi aussi bëri produits importés yi aussi bëri donc nit ñi aussi seen mentalité ñu ci bëri seen mentalité pour ñoom bu ñu demee ci supermarché yi il faut ñu jënd ay produits importés. donc changement d'habitude alimentaire yi dafa bëri. dafa bëri. alors soxna Khady Thiané Ndoye yow nga yëngu ci wàllum culinaire gis nañ am na ci ay soxna yi nga xamante ni. togg dañ leen koy jàngal ci seen kër mais am na ci ñoo xamante ni ci internet bi dañuy jàngee togg différence bi lan la. alors parce que man damay jàngale togg ci internet bi. da ngay jàngale togg ci internet bi waaw parce que damay def ay. te ñi ngay jàngale ñuy comprendre bu baax. waaw bu baax ñuy comprendre bu baax. parce que da ngay teg comme sa caméra nii rek. daal di teg sa ay ingrédients daal di expliquer ni nga koy toggee pas à pas. et puis nit ñi dañuy comprendre bu baax et puis booy xool par exemple ñi nga xam ne ay extérieur la ñu nekk soo seen ay waajur bëgg jàng. mënuñu jàng physiquement mais ci internet bi la ñuy basé wu pour préparer yenn plats yi. donc pour man tous les moyens sont bons. pour mën a jàng togg. alors yow soxna Khady yan togg ngay jàngale. alors man damay plat yëpp plat sénégalais yi. ay ceebu ginaar. waaw yaasa ginaar ceebu jën. waaw maafe yëpp daal. des fois ma def yu xaw a compliqué. ah bon kon togg yi am na yu compliqué. yu xaw a compliqué pour man peut-être laaxu caaxaan compliqué wul sax mais des fois peut-être ma xaw a varié en fait def xaw a innové tuuti. def ay cake. à base de maïs. voilà déema. mais togg bu compliqué moom mooy lan. maanaam togg bi yu si war a dugg ñooy bëree wala lan. waaw day bëri ay étapes daal day bëri ay étapes mooy mën na gën a gudd aussi temps bi. temps préparation bi mën na gën a gudd. et puis aussi xam nga des fois Sénégal ci mbirum togg amuñu habitude di dosage. par exemple nga ne 100 grammes de nangam 50 grammes de nangam da ngay def à peu près rek. voilà da ngay def à peu près rek donc loolu aussi nekk na ci loo xamante ni c'est un peu compliqué pour ñi ngay jàngal mën a xam yan genre dosage ngay def. alors beneen aspect bi moom mooy li nga xamante ni moom moo di wàllum mooñ jigéen ñi comme mag ñi tamit daaw nañ ko def am na sax ñu koy def ba léegi. alors léegi am na si ñoo xamante ne dañuy dem si supermarché yi jënd ko fa yëpp benn la wala. bon. ouais
ndax yow comme ça da nga yëngu ci wàllum culinaire dafa am solo ñu xam exactement ndax am na si ñoo xamante ni c'est vrai affaire yi mën na xaw a metti si ñoom mais ñu wut beneen solution beneen alternative. alors yow loolu noo ko gisee. alors bon bi nga xamante ni yow yaa ko defar sa bopp boobu mooy gën a frais. mooy gën a frais voilà boobu léegi nga ko defar. léegi nga koy togg boobu goût bi du bokk. goût bi du bokk. voilà mais aussi ñi nga xamante ni tamit dañ ko defar en sachet ko ay femmes ñoo nekk ci gannaaw. ay femmes yu mën seen liggéey. très bien di ko defar ci anam ñu sell anam ñu set. donc ñaari yëpp baax na boo ci mën rek. boo ci am na solo boo ci jël. alors alimentation ku ko wax condition kon foog loolu taxaw ngir alimentation mën a am les conditions de l'alimentation. waaw il faut conditions yi mu favorable. voilà il faut mu favorable. su ne condition bu favorable jëm ci wàllum lekk lan la Khady Thiané. mën na nekk disponibilité donc disponibilité mooy nga bëgg dara dem jënd ko léegi fekk ka fa. mën na nekk aussi li ñuy woowee accessibilité boo nee accessibilité maanaam jënd li ngay jënd mën nga ko jënd cherul et puis aussi boo jógee rek dem ci marché bi da nga ko fa fekk. beneen condition bi mooy sécurité sanitaire maanaam lekk bi ngay lekk du la jural benn jàllankoor. di nga ko lekk doo ci am benn problème. très bien alors comme góor ñuy joxe dépense ak ñi nga xamante ni jigéen ñi nga xamante ni presque ñoom ñooy jël seen bopp en charge lu jëm ci wàllum dund lekk dafa mel ni cher na de sa gis-gis wala. sama gis-gis waaw cher na parce que booy xool amuñu daal loo xamante ni système de régulation la parce que des fois dañ ko war a réguler. dañ ko war a réguler parce que da ngay xëy rek ñu ne la. lii yokk na. waaw doo si mën dara nga jënd par la force wala nga bàyyi. c'est ça. kon dañ ko marché bi dafa war a am régulation ñu réguler ko su ko defee njëg li ñu xam ne lii lay jar prix bi. exactement ouais. Donc loolu man bokk na ci sama projet parce que man programme bi may gérer juróomi projet la. très bien bi ci njëkk mooy agroécologie. ouais. mu sell bi. beneen bi ci topp mooy promotion consommé local. beneen bi mooy ñuy def ba nit ñi mën a lekk bu sell. beneen bi mooy foncier bi. ak ressources naturelles yi et puis beneen cinquième bi mooy li nga wax léegi régulation des marchés. donc loolu am solo la ñu mën a xam prix yi. mën consommateurs yi mën ko xam mën a aussi di surveiller prix yi xam fi ñuy jëm pour dénoncer yenn yi. ñu gisee ne prix bi dafa yokk ñu daal di koy dem dénoncer. fi am na solo soxna Khady Thiané Ndoye li ñu cërale woon ci wàllum simili jeex na sa dernier mot lan la sa kàddu gu mujj. sama kàddu bu mujj mooy ñu bàyyi xel xale yi. bàyyi xel seen lekk ñu bàyyi xel aussi ci cantine scolaire yi parce que outil bu am solo la pour dynamiser économie gox ba. parce que voilà day créer emploi ñëpp dañu ci gis seen bopp daal ba pare day promouvoir consommer local. parce que boo xoolee cantine scolaire mooy marché institutionnel. mooy par exemple prison yi mooy armée yi mooy hôpitaux yi te yooyu yëpp ay acheteurs lañ ñooy ñëpp mën nañ jënd produits locaux yi donc loolu mooy sama mot bu mujj maa ngi lay aussi remercier. maa lay gërëm baax di la sant. mu nekkoon soxna Khady Thiané Ndoye chargée de programme accès à une alimentation saine et nutritive à Sycodev Afrique. mu nekkoon tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi Ndiaga Seck mu nekkoon ci wàllum réalisation bi Torado ak Iba Mar Sène nekkoon ci wàllum son bi Moussa Dia mu nekkoon ci wàllum caméra bi mbokk téléspectateurs yi amul seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant ba altine incha allah ñeenti waxtu.